waaw d'accord di la nuyu di nuyu waa Dakar TV di la wax ne ki nga ma laaj léegi di Alaaji Boy Bambara Aliou Camara yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla xare ko aljana te yàlla may ñu ñàgg di ko ñaanal mu doon champion bu mag nag champion boo xam ne li mu formé ci ay mbër ak li mu def ci làmb notamment mbapat nga xam ne mbapat mooy encyclopédie làmb Boy Bambara du ko jeexal Boy Bambara dafa mbapat ba ñu bari def na woon sax du ñëw arène après mu dugg ci arène bi def ci li mu ci def mais Boy Bambara dafa bari woon qualité Boy Bambara booy xool génération yu bari ci mbapatam la ñu génne ci formation parce que mbapat formation la kon bu demee ba nekk entraîneur équipe nationale dem Montréal dem Munich dem Algérie foofu yëpp mu dem fa ak ay Union soviétique yëpp mu dem fa yóbbu fa équipe nationale indi ay médaille d'or nekkoon entraîneur ñoom Pape Diop Boston ñoom dem si yàlla Modou Pouy ñoom dem si yàlla Arona Mané ñoom Robert Diouf ñoom Ambroise Sarr ba ci Kati Diop mi ñëpp mu yoroon leen équipe nationale ba pare ak li mu def ci làmb yor drapeau yi nga xam ne en 69 muy drapeau yoo xam ne presque yi ëpp valeur ci drapeau mu yoroon ko ci jamono jooju delluwaat encore jël coupe du Sénégal bi bien vrai que combat ba mook Modou Pouy da ko éliminé woon mais comme Pape Diop ak kii dafa amoon lu ca xew ñu éliminé leen mu doon chance mu jël drapeau boobu muy coupe du Sénégal bi yooyu yëpp Boy Bambara def ko ma seetaan ko benn combat boo xam ne mook Doudou Bakk ndeysaan loolu foog ma koy wax parce que dama gis seen combat metti woon lool stadium bi Iba Mar maa ngi toog mais après dama gis ne bi ñu jeexalee làmb ñoom ñaar ay xarit lañu ba Boy Bambara moo dëj Doudou Bakk moo ko denc tey fekki na ko kooku mooy Boy Bambara doon sunu kilifa doon sunu baay doon sunu nijaay yàlla na ko yàlla xaare aljana waaw loolu laa mën a wax ci Boy Bambara am na yeneen sori waaw am na lu mu perte yàgg na ko perte sax peut-être sax xëy na xale yi comprendre ñu woon Boy Bambara doon agir en tant qu'entraîneur rythme coach la yoroon moo tax bu daan def commentaire yenn xale yi di mer ils n'avaient rien compris évidemment mënuñu ko comprendre ndax xamuñu ko ñun ñoo xam Boy Bambara ñun ñoo xam et puis Boy Bambara il est membre fondateur de l'écurie Mermoz écurie mi ngi commencé di former wu carrément en 85 Kamal Salemé mi moo ko commencé doon ko dugal Kamal moo toogoon benn moment fu ne mu jële fa ay technicien jël Boy Bambara nag ak ñoom Biita ñoom Modou Pouy ñu créé écurie Mermoz membre fondateur écurie Mermoz la kon nga xam ne Boy Bambara bari na lu bari lu mu liggéey ci làmb ànd yàqul compétition animosité yàqul compétition day gën a wàññi violence bi xam ne ñii duñu ay ennemis ay adversaires lañu adversité la fan sa club mënul comprendre foog ñu jàngal leen lan mooy adversité ak lan mooy animosité ci làmb amateurs yi xam nañu ko ñoom xam nañu ne mbër yi c'est des amis dañuy liggéey mais attends jaxasoo bii ñu jaxasoo nii du jaxasoowu bañ a bëre jaxasoowu défendre seen intérêt la te ñu yëg koo def yàgg nañu daje mais mbër yi mësuñu wóolunte ñàkk wóolunte boobu dafa yàggoon ci ñoom moo taxoon association bi yàgg na bi ko Moustapha Gueye yoree di ci ànd ak ñoom Khadim Gadiaga di yéeg a ko wàcc ak ñoom Kayre booba champion yi ca kaw ñi nga xam ne dañu xewoon mësuñu leen bëgg dugal seen biir man mi bokk naa ci ñi laan doon jox micro pour dimbali leen ñu mën di communiquer les samedis bu ñu demee nag tey ba def benn bopp boobu nag dañ ko yéex a sax def dañu yéex a sax di demalante dañu yéex a toogante làmb dafa ñëwaat ci beneen leven boobu nag mooy def genre association di défendre doo di dindinoo di wàccaloo c'est-à-dire problème bi mooy problème communication bi ni ñuy véhiculer communication loolu la ñu war a jàng comment nan la ñuy waxee ak autorité nan la ñuy waxee ak mbooloo ak booy wax te jiite mbooloo nan ngay waxee ba mbooloo mi yëpp gis ci seen bopp am ñu bañ a frustré parce que bu fekkee gis nga ñëpp mënuñu waxandoo
mais am na koo xam ne buy wax dafa war a wax ñëpp gis ci seen bopp kenn bañ a frustré muy intérêt général waxu intérêt général dafa am waxu intérêt personnel dafa am loolu nag defe naa ne ñu ngi ciy forgé wu te je pense que bu ñu yàggee toog rek dinañ comprendre ante ba li ñu bëgg dinañ ko amandoo parce que amandoo la rek parce que li ñu def nii c'est parce que ñii bëgguñu ñii am ñii ñàkk je pense bien mais nañu bàyyi xel ne ay niveau la ci làmb 4e combat ba mbëru 3e combat ba mbëru nangam ba ca mbëru mbapat ma lu traditionnel bi ñoom dañ ko war a laawaale ci wax ji te xam ne ñoom ñëpp benn la ñu ngemb rek moo leen boole. li ma leen di conseiller mooy li ma waxoon au départ ci communication bi nañu xool ni ñuy waxee ak autorité yaa ngi dégg ñoom ay nit yu ñuy dégg la yu ñuy déglu la ay nit yu ñuy xool la ay nit c'est-à-dire ay porteurs de voix lañu yaa ngi dégg nañu xool nañu ci seen biir y a des communicants nañ leen jox ñu wax seen biir am na ñoo xam ne seen xel rafet na nañ leen di dajale ñuy xalaat ci seen biir am na ñoo xam ne ay démarcheurs lañu kon nañu wut bureau boo xam ne ku ci ne dañuy jox rôle nga defar ko rôle boo war a doxee loolu boo war a nangam am na ci ñoom ñoo xam ne am nañ audience am nañ carnet d'adresse bu baax ñu exploiter carnet d'adresse yooyu pour seen intérêt am na ñoo xam ne tey bu ñu leen gisoon ñu def délégation fëgg bunt day ubbeeku yooyu yëpp mi ngi ci du làmb rek moo leen boole mais ak yeneen démarche yoo xam ne war nañ ko mën a def ci réew mi loolu laa leen di conseiller te ñu moytu ñi tàbbi seen biir te di leen pousse ci loo xam ne ay wax yu dëgër ay wax yu nangam da ngeen ko war a da ngeen déedéet réew mi ku ci ne dafa am pàcc boo ne pàcc boobu nag da ngay yaakaar ne moom rek a war a dox waaye bul fàtte ne da nga séddoo ñeneen réew mi ñoo xam ne ñoom it dañu am yeneen problème te kenn du ko régler ku dul autorité bi kon man maa ngi leen di conseiller ne leen ànd bii day nañ ko gën a consolider gën ko raffiner te def intérêt général yéex nañu ànd yéex nañu dajaloo bi te rewul du ñuy bëre mais booy xool ñoom nii actuellement am na ñoo xam ne am nañ combat seen biir am nañ combat te ñu ngi bokk benn table di wax te loolu la ñu bëgg ndax fans yi bu ñu leen xoolee xam ne la ñuy daje ca terrain ba liggéey la bu paree amul histoire dañu war a joxante loxo gis nga mbër ba tàyyi daan mbër may ko loxo akolaat ko mu ñëw dem ñun liñ ci bëgg rek mooy ànd bi jeexitalam muy sportivité parce que ñoom ñëpp fu ñuy mujje ci mbëru démb la ñu mujje kon balaa ñuy dem ci sagesse boobu mën nañ ko tabax léegi doog faa dem vraiment ànd bi wax naa ci waxaat naa ci nee naa leen yéex nañ ko def gi rek waaw combat boobu am solo la combat bu rëy la combat la boo xam ne mi ngi à l'horizon gis nañu actuellement rëg-rëg mi ngi ci beneen compétition loolu di préparer combat am na solo gis nañ guy gi dafa lëlu actuellement di liggéeyam ndax xam ne li koy fekk ci combat bi ndax avant mu koy jël rek tëbul jël ko xool na ko xoolaat ko xool ko ci côté yëpp parce que risque la ci moom risque la bu doy waar ci moom parce que li mu def ci carrière bëre dóor rëg-rëg defagu ko ci carrière bëre dóor waaye rëg-rëg li ko may muy egsi fii mooy performance am kenn mënatu ko bañ dafa xëy rek nekk ca te ñu xam ne kii la daloon Yékini bi muy doogu ñëw dal na ko mënul taxaw day dem li daloon Tyson dal na ko mënul taxaw day dem li daloon mbër yooyu yëpp parce que ñooñu ñëpp dañu ñëw rek bëre ranguñu de Yékini rangul dafa ñëw rek bëre grand combat Tyson dafa ñëw bëre grand combat Moustapha Gueye moo bëre combat spécial déclassé Bombardier gis nga 2 combats 3 Alaaji Ngeer ak kii la bëreel déclassé kii sax def na ay combat presque ay 10 combats rëg-rëg mais kenn mënatu koo teree laaj kenn moo tax mu mën a jël guy gi waaye combat la boo xam ne à l'horizon peut-être buñ ciy gënee dem dinañ gën a indi yeneen commentaire waaye daal loo ci mën a dégg daal combat capital la. waaw avantage bi mooy mi ngi compétir mi ngi découvrir yeneen public te loolu da ciy jouer mais nag guy gi ci ruxam aussi nelawul peut-être xëy na amul chance su compétition boobu te it contact amul ci écurie yi ndax feebar bi te kii mi ngi def ay contact xëy na foofu avantage bi ci rëg-rëg lay nekk actuellement nii mais je pense que xëy na bu ñu leen jëlalee date moom mën na ko rattraper parce que tamit entraînement ay raccourci la parfois déedéet xeebu ko
xeebu ko ndax xam na combat boobu fi mu ko mën a yóbbu kon du ko jël xeebu ko waxin la waaw waxin la xëy na stratégie am la mais xëy na bés bu ñu dajee bët ak bët xëy na wax ji fa lay génne fi ngay xam li tax mu jël ko mais xeebu ko waxinam la parce que xam nga Reug Reug day mbër boo xam ne compétiteur la Reug Reug compétiteur la xëy na stratégie la mu dóor ko loolu ba pare di def ay compétition am mais xeebu ko xeeb guy gi moom erreur la ci moom te bu ko defee def erreur waaw guy gi kenn mënu koo sóor ci combat moom laa la wax mën na ñëwee nu ne parce que combat bi dafa bari enjeu ci moom Mor Fadam dem na da ko war a bëreel école de lutte bi moom moo ko war a revigorer ak lan victoire bu ko ubbee ak défaite mën na jur ay yu bari sax moo tax ñi ne ci ginnaaw tey rôle bi Mor Fadam doon jouer la ñu war a jouer ci moom jox ko moral gunge ko ci combat boobu parce que combat capital la risque bi ci moom la gën a féete moo tax. Tapha Tine Boy Niang combat la parce que Tapha Tine xale yi mu doon bañ jël bu leen teeloon jël heure bii sax du bëre ak Boy Niang kon heure bii xëy na sax du jël Boy Niang mën na jël keneen waaye yàgg nañ ko parce que tamit ku fóotal mbët ku fóotal mbët roccil bar ku jël Ama Baldé na mu demee diggante bi sax def na ci ay combat yu honorable mais bu la Boy Niang jëlee bu yàgg la ñu waroon bëre Tapha Tine dafa am benn retard de coaching bu ko dal te du ci moom ci entourage am la waaye heure bii sax xëy na warul woon sax bëre ak Boy Niang waaye nag ni mu demee la moo tax foog Boy Niang dab ko dugg ci biir parce que tamit dañu dem ba mujj commencé am ay adversaire commun non Tapha Tine gërëmu tukkal la ñeme fanaan biti ragal fanaan biti waaw ñeme fanaan biti ragal fanaan biti amul risque bu muy jëlati li mu war a def mooy responsabilité am jël na Boy Niang xam na la mu ko mën a jural ndax daloon na ko ci Ama Baldé te je pense que combat bi war na xam degré combat bi ak degré combat ak avenir am ak ay moroomam fi ñu toll tey ci làmb attention ci ténoru làmb yi la bokk te Boy Niang fa la bëgg a dem te moom ma nga ci biir ténor ya xale yi bëgg ko faa génne waaw man duma joxe conseil mbër waaye daal am naa suma analyse ne combat bi na jàpp ne deuxième testam la ci ténor yi deuxième test la ci ténor yi li may wax mooy daje woon nag Lac de Guiers 2 gis na la ko ca dal Lac de Guiers 2 mooy Tapha Tine ndax ñoo bokk niveau kon deuxième testam la ci ténor yi waaw loolu daal laa koy yóbbante c'est normal xanaa xamuloo ne ay frères sax dinañ doon ay nu mu tuddati ay concurrent loyal loolu laay wax concurrent loyal mooy concurrent bu dagan Ama Baldé mooy Boy Niang mooy Ama Baldé waaye attention su Ama Baldé di daan Boy Niang di daan Pikine day neex day neex dañuy séddoo gaa yi loolu rek la adversaire bu dagan la waaw bu dagan la bu Boy Niang di daan kii di daan kii jël kii daan kii abal kee daan bu yàggee Pikine neex day gën a motiver waa Pikine loolu rek la mais du question que Ama Baldé da ko daan da ko war a daan déedéet bokkuñu style mook Ama Baldé bokkuñu style Ama Baldé ak style am la ak ba muy daan Tapha Tine ak kañ la ko daanoon am na ay at nag bokkul waaw moom fi mu jëlee Tapha Tine ak fi Ama Baldé jëlee Tapha Tine du benn loolu jàngal boobu bàyyi ko xel. kon man El Hadj Bécaye Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV.